dañuy ñëw si par rapport ak yow ak Guy Marius Sagna autant pour moi le grand conseiller au passage mu doon nit koo xamante ne très sincèrement c'est un activiste bu ñu dul mënta bañ et que ñun parfois mu sànni ñuy xeer surtout man moom chaque jour day dëkk ci di ma sànni xeer mais di ko wax ne waaw baal naa ko et que ñu ngi yoon message de passage ñu koy nuyu alors ñu gis ne yéen ñaar yow ak Sagna dafa am benn link boo xamante ne moom ngeen am et que tey soo ñu doon wax par rapport ak sa link yow ak Sagna qu'est-ce que vous allez nous dire. waaw xam nga Guy Marius c'est un grand frère. ndaxte man damay ne fekk si milieu activisme bi. xam nga donc di ànd ak ñoom. di xeex ñu ànd si terrain bi manifestation bu amee ñooy nekkandoo si terrain bi. xam nga donc yaakaar naa ne donc moom nekk na koo xam te ni lu ko Sénégal ku mu jaral la. te ni ko Sénégal jarale noonu la ñu Sénégal jarale ñun ñëpp. raison pour laquelle tey amaana yàlla def suñu xame. yàlla def tey vraiment suñu ànd. xam nga mu nekk nit ku baax. nekk nit ku ouvert. loolu lépp moo ngi ci moom vraiment ku nit ku baax la daal loolu daal laa ko mën a seet ci ay mais ñenn ñi dañuy wax grand bi mooy influencé yenn booy de surtout ñu mel ni yow. non man kenn mënu ma influencé. ni ma gisee nii. man dama libre bu liberté boo xam te ni nit mënu ma influencé. man mii di wax yow des fois damay jël ay critique di ko teg seen kaw. des fois damay dal seen kaw. Ouais, parce que en fait, en réalité, c'est ça. Quand on a à l'époque, mais par rapport à ces publications et tout ça, c'est des ados de dénoncer. Et dénoncement, bon, maintenant, dans le sens que nous avons fait une par parole, mais de nous avons c'est palpable, c'est réel, nous dénoncer. Mais à un moment donné, nous avons dit que nous avons des collectivités parce que nous avons dit que nous avons boté si yenn gars yi gars yi ñoo koy wax. man bootuma si ginnaaw kenn. ni nga gisee nii amul benn parti politique boo xam Ado moo ngi bokk si ginnaaw. amul kenn koo xam ne Ado moo ngi nekk si ginnaaw. man xam la laa xam man kan si ginnaaw ñan laa nekk. population sénégalaise. si ginnaaw population sénégalaise laa nekk bu ñu amee lu leen naqari wala lu ñuy xeex mu nekk seen wet. xeexal leen ànd ak ñoom xeex ko. tey su ma nee la Tobène am nañ courant su ma génnoon si terrain bi wax leen carrément Tobène amuñu woon courant. parce que ba ñuy xeex ba may dem si Tobène amuñu woon courant. te bu ñu demee ba génn di ko xeex bañ leen di indil courant. loolu amaana loolu mooy sama xeex. ñun su may nekk si ginnaaw population bi lay nekk. mais amul ginnaaw kenn ku may nekk si Sénégal. amul nit bu am maakaam ma sàccaat lu ndaw yi déggu ka je sais pas gars yi ñoo ko Ado benn détaché bu ndaw la ci par rapport Y'en a marre ngeefaa nit ñi ne noor yi am na ñeen ñoo xam dañuy confirmer léegi nag tunga ne moom du teew ñuy nataal Ado Y'en a marre est-ce que link la wala Ado c'est-à-dire amul benn defalante boo xamante ne mu ngi koy def ak Y'en a marre. non man moom laalewu ma lenn ak li nga xam ne moom mooy Y'en a marre. yaa ngi dégg lenn moo ñu boole manifestation am na daje nañ ci terrain daje nañ Obélix kase comme nu ma booleeg Guy Marius Sagna boole ko ki ñeneen ak ñeneen. loolu moom boole ak ñoom manifestation am na daje nañ Obélix. parce que fu ñu wootee ne cause bi cause sociale dañ ko war a xeex sénégalais yëpp ñoo ngi taxaw pour ñu xeex ko pour solution am si. dama ñëw ànd suñu waree def marche. damay taxaw ñoom dañuy taxaw loolu moom boole ak ñoom mais amul lenn loo xam te ne boole na ma ak ñoom si rapport direct wala amical. loolu moom juste mu ngooga mu nekk Ado Gningue mu nekk un grand activiste mu nekk quelqu'un boo xamante ne un développeur parce que nee naa leen dans la société sénégalaise à chaque fois man mënuma comprendre 65% de la population est jeune et que tey ñuy xool ne ndaw ñu bëri dañu am complexe sax ñëw génn descendre sur le terrain ndaw ñu bëri dañu am complexe jug doon activiste ndaw ñu bëri dañu am complexe jug xeexal seen réew ñenn ñi nag dañoo teg comme prétexte que ne léegi activiste dans le bon sens amatul parce que am na ñu bëri ñoo xam dañ ko doon mbubboo rek buñ jógee mais tey dañuy damm seen i cër ñu nekk leneen mais ne n'empêche sur le terrain toujours am na des jeunes yoo xamante ne engagés des jeunes yu am pas-pas machallah des jeunes yoo xamante ne ils sont là pas pour contredire mais pour dire la chose telle qu'elles sont c'est-à-dire la chose telle qu'elle est autant pour moi pour wax la réalité des choses et que naka noonu ñu gis nag fi mu toll nii ku ne xam na ne lii actualité bokk na ci lëmbe dëkk bi mooy par rapport ak kujje gi mais par rapport ak inondation et tout ça parce que gis nañ détails yu bëri génn surtout nag ci kujje gi ñu gis ki nga xamante ne mooy Ousmane Sonko ki nga xamante ne mooy Bougane Gueye Dany ki nga xamante ne mooy tey Idrissa Seck c'est-à-dire depuis bi nga xamante ne par rapport ak inondation bi dafa wàcc ak Covid-19 ak fee yooyu yëpp dañ see gis ñoom mbubb lañ ko def par rapport ak xëcc yi les activistes xaw ma ba xam yow xëcc nañ la je ne sais pas mais dañoo gis ne activistes yi lañ attaqué pour contrer ki nga xamante ne mooy président de la République mbaa boo ko si ñuy contrer. jamais de la vie. nee naa la man amul kenn koo xamante ne tey di nga bëgg nag xeex sa xeex nee naa ko jaarale si Ado Gningue pour mun koo xeex. amul xanaa population sénégalaise. mais amul benn leader politique bu mu amul bu am kii. am fit jàkkaarloog man wala man ma gis am complexe si nit kii kat jote naa ak diw xaaral ma génn wax si loolu amul lenn moo ma tax di wax c'est le peuple
ñenn laay xeexal c'est le peuple benn parti laa am c'est le peuple sénégalais. mais Adama maa doon def comme gars yi parce que fii gisoon nañ fi yanamar yi tout ça les gars yi waxatuñu xam nga c'est-à-dire nañ ko wax xam nga gars yi bëri c'est-à-dire jab bi mooy début bi non début bi moom très sincèrement mun nga yuuxu ànd ak ndaw ñëpp fugga xam nga ñun la jeunesse ñun ñëpp xam nañu c'est-à-dire ñoo bokk même bëgg-bëgg bi mooy bu gars yi jógee dara ñun dañuy combat c'est-à-dire ñun nañ combat mais bëri na ay ndaw yoo xamante ne damay bañ est-ce que fi mu toll nii Macky Sall wala ministre bi kenn du woo Ardo rek bokkal ko dara Ardo toogaat parce que tey laa la koy wax de jour bi gars yi toogatee ay yées déggatuñu Ardo yëngal dañuy wax ne non Ardo dañ kaa bokkal. mu li ngay wax ni population sénégalaise bi yëpp. benn idée boobu la ñu am. parce que dañ fay am ay cas. effectivement gis nañ ne carrément kat am ñi fi jaar bëri na. tey dañoo dem ba benn instant. changé mbubb. nekkaat feneen. léegi nag man dama am ay convictions yoo xam moo nekk ci man. man je suis un jolof-jolof. jolof-jolof laa te dama am ay li nga xam ne ay convictions am ay principes. yoo xam ne moom laay défendre. su ma demee ba défendre tuma ko. damay dem toog. mais tant que yàlla moo ngi def principe yooyu noonu moo ngi fi. ak li nga xam ne Sénégal ci boppam jafe-jafe yaa ngi fi. moo ngi fi. dañ génn di ci wax. amul kenn koo xam ne tey ñoo ngi envisager di nekk ak yow wala nekk ci ginnaaw. pour di wax lu la neex. amul damay ñëw sànq yaa ngi brosser li nga xam ne moom mooy inondation bi. yaa ngi brosser li nga xam ne moom mooy ujje politique bi. man sama gis-gis mooy que ne lu lay firndeel ne rek xam nga nit ki kenn ko nattee ci ay wax. te doo ko nattee ci ay jëf. effectivement yaa ngi dégg jëf am na solo mais wax tamit am na solo. ndax yàlla suñu borom dafa doo nit soo gisee lu la naqari. da nga koy jëf. soo ko muy jëf mu dañ. da ngay jëf mu dañ. soo mënul jëf mu dañ. da ngay wax mu ne maa nga metti lu ko. kay wax ba muy ñeenti yoon da nga koy wax. nga waxaat ko soo dee ba muy ñeenti yoon soo dee ba li ngay wax fajuwul. nga soog koo toog metti lu ko ak yàlla suñu borom. tey jii tey ba ma jotee ak gendarmerie dama génn. dem ci média yi. wax ko. parce que xam naa aw ma fu ma ko mën a jëfee. ndax tey amaana yàlla def na ne aw ma li nga xam ne moom mooy ay outils wala ay matériels yu moo mën a permettre ma jàkkaarloog Cheikh Sarr. fayu li nga xam doon na ma ko def. mais tey yàlla def na ne. loolu noonu am man maa ngi fexe tout possible ba génn di ko wax. que méttiwul. wax naa ko waxati ko. léegi nag ginnaaw bu ma ko waxee ba pare li ci des mooy lan mooy pour pour méttiwul ko. fi ñu toll nii maa ngi toog. parce que xam naa ne ba léegi comme su kenn woo ma maa ngi toog ko méttiwul. léegi su fekk ma ne la wax jooju kàddu yooyu ma lay wax nii tey quoi qu'on puisse dire laa la wax. Moustapha. Sénégal opposition amu fi parti d'opposition boobu. amu fi. xam tax ma wax la ko. inondation bi am xam nga. 766 milliards yi ñu fiy tudd. lu ko jiitu dafa am muy lan 6 000 milliards yi am. ak lan tournée économique bu Macky Sall bi gis nga ko. ba tey mondial ñu wax affaire ay Covid 19 mu def tournée économique. mu wees ñu jóge ci loolu si Diouf Sarr ngeen def li muy def. xam nga ñun dañuy fontoo Sénégalais. ndax tey ñoo ngi tax ba ñu tëj suñu jàkka ñoom ñoo ngi tax tey ba Sénégalais yëpp ñu confiné leen. ñooñu def loolu ba pare tey ñu retourné di ñaawal Sénégalais yi. tey jii Sénégalais yi da lay waxal président Macky Sall dafa tëj Sénégalais yi confiné leen. jël seen ay droits daal koy salfaani. parce que ñëpp xam nañu confinement dafa métti ñu jàpp Sénégalais yi di leen dóor di leen métti saa su nekk ba mu jigee ci loolu mu tëj lu jumaa yi. bépp manifestation fi amoon muy religieux wala muy lu mu munti doon muy culturel. Macky Sall daal koy jël daal koy ne carrément bu mu fi amati. bu mu amati ci réew. bu mu defee loolu lépp ba noppi lan la ci teg dem def campagne dem defi politique ba mu war heure bu mu jotee pour def politique dafa dem dajale ay nit dem defi politique. politique boobu mu doon def pour lan dajale ay mbooloo ana Covid 19 boobu. le colonel le ministre Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé. moom mi nga xam ne tey moom mooy responsable Covid 19 bi. ci crise sanitaire bi. tey moom moo gën def manifestation. et que dogumal tournée économique bi sax am na ñenn ñoo xamante ne dañoo jiñ président li tax fi mu toll nii mu nangu màggal yeeg yooyu yëpp xëy na da doon waaj rek pour par rapport ak tournée économique ndax xam ne ne su demee dina dajeeg nit ñi. est-ce que parce que bu leen fàtte ne lu yàggul tuuti dañ doon wax est-ce que màggal dina am par rapport ak règle yeeg yooyu. mais ñu jékki-jékki rek gis ne mu bàyyi fi même pas 4 jours ñu gis ne mu ngi déclaré benn tournée économique. tournée économique it boo xamante ne ñu bëri jiñ nañ ne xëy na dañoo yàq ji xaalis Sénégal mais wutu ju fa xaalis ndax ay bon carburant oto moom 150 000 ku ne xam na ne la mooy def tournée et tout ça dégg nañ ko fa àddu. waaw xam nga tournée économique bi ay 46 oto la ñu wax. ay bon carburant boo xam te ne exemple kenn ku nekk xëy na 150 000. donc loolu bu amee comme ni nga ko waxee màggal Touba moo ngi ñëw.
yaa ngi dégg ñëpp doon wax naa dina am wala du am. Covid beeg ñàkk Covid bi. xëy na moom à tous li ñu seetlu Sénégal si Covid bi lañ ko gën a ràññee sax. mooy que l'État est toujours faible par rapport à la force religieuse. loolu nag xëy na faiblesse boobu noonu. daf ko wane aussi. daf ko bëgg a génn moom aussi daf ko benn force am. ci li nga xam moom mooy politique am. pour daan organiser manifestation politique. ci li nga xam ne moom mooy tournée économique am bi man tournée économique bi li ma siy jàngat mooy lan mooy que ne opposition bi si boppam. ñoom dañoo war a xoolaat seen bopp. ndax tey scandale yi ñu fi tudd yëpp amul benn opposition boo xam te ne tey mën na génn ci mbedd mi mobiliser 5000 personnes. ba ci li nga xam ne moom mooy 6000 milliards yi xoolee scandale bu toll noonu ci pétrole ak gaz ñu jël suñu ay permis yu bëri salfaañe ko jox ko étranger yi. jox ci ay kii kese. ay luubay kese. loolu ba mu amee 6000 milliards yooyu noonu am. opposition bi dañ am nañu si doon génn ñëw si manifestation aar la ñu bokk. mais la moo tax aar la ñu bokk dematul dañoo demoon ba seen ay manifestation mutuñu woon am nit. Sonko dernière manifestation bi ñuy def si aar la ñu bokk ba mu ñëwee fekk fa lu mat 1000 personnes. mais aar la ñu bokk am na ñuy jiiñ ne yéen da ngeen déggoolu ci biir kàddu am na ñuy wax ne c'est-à-dire kii la ku jële woon bu dajaloo boo xamante ne chaque jour polémique la chaque jour xula maanaam même du ngeen déggoo ci leen ay tiraillement yu bëri loolu c'est normal parce que fu ñëpp daje la fu ñëpp daje. loolu mun see ñàkk. tey foo xamante ni tey parti politique yëpp ñoo ngi fi daje. mais quand même loolu lay problème mu Sénégal bi Ardo parce que c'est-à-dire fu nit mënti daje mais jaadu na tey ñuy nangu kenn am jiit allah kulli haal il faut mu am kenn koo xam ne day am jiit mais c'est-à-dire dañoo sentir que ça soit muy opposant que ça soit muy activiste yi au Sénégal loolu mooy seen problème mooy fu ñu mënti daje rek kii du nangu kii jiitama kii du nangu kii jiitama comme si de bokk ñu défendre benn objectif. waaw xam nga dama nekkoon si benn lancé. mooy que ne dama la bëgg xamal ne carrément. la moo tax moo ne carrément opposition Sénégal c'est parti opposition Sénégal amu fi. mooy que ne li nga xam ne moom mooy Sénégal man sama gis-gis mooy que ne ñaari opposition moo fi nekk. ay opposants sax laay wax. l'opposant bavard. ak l'opposant silencieux. l'opposant bavard mooy ñi nga xam ne tey ñoo ngi nekk di wax di bind ay livres. l'opposant silencieux mooy ñi nga xam ne doo leen dégg. ñaari opposants yi ñoo fi nekk parce que tamit quoi qu'on puisse dire soo nee diw lu muy wax dafa bëri dégg nga ne la moo tax waxul. donc ñaar yooyu moom moo fi nekk. léegi nag si ñaari opposition boobu fi nekk tey amaana mën nañ gis ne kat fan la intérêt sénégalais yi nekk. ci opposition yooyu noonu. toog sa salon jàkkaarloog média bi. di leen wax jafe-jafe sénégalais yi. te yow mii nee nga yow da nga yor benn parti d'opposition da nga yor mbooloo. te tey ji amaana mbooloo moom noonu nga yor. tey mënoo see dajale 1000 personnes wala 5000 personnes sur le terrain. pour li nga xam moom mooy revendication sénégalais yi ñu mën koo gis ñu mën koo sentir. ndaxte aussi opposé c'est vraiment être sur le terrain. xam nga parce que opposition toog kenn ku nekk toog salon de opposé wu loolu ñëpp ko mën. mais ñi nga xam ne ñoom ñooy nekk seen biir terrain te je te donne un exemple de Abdoulaye Wade. ba muy opposé wu année 80 ba keroog mi nekk président en 2000. ba muy opposé wu ñëpp ko doon sentir dem di mobiliser étudiants yi ku leen sànni xeer jël leen ku leen sànni grenade jël leen xeer ngeen sànni ko jël leen grenade ngeen delloo ko. maanaam loolu noonu loolu mooy opposition. maanaam fi ñu toll nii tey Sénégal fi mu toll nii tey man gëwuma ne scandale yi di am bu doon au temps de Wade ba muy nekk jeune. kon Macky Sall du àggale sax nguur gi. parce que ñun dañoo bëri ay ennemis jamono ji. Sonko moom média yi lay woo moom. voilà xam nga technique boobu la yor. mooy appeler les médias def conférence de presse. def ko comme ni ko président di defee. xam nga terrain bi dafa jafe parce que soo wàccee si terrain bi di opposé wu. yow di nga risqué lu bëri. Bougane moom day décaissé ay matériel am dem génn jox ko. soo wàccee si terrain bi di opposé wu soo wàccee si terrain bi di opposé wu. kaso baa ngi lay xaar mën na la xaar. yaa ngi dégg di nga am ay sympathisants di nga xeex pour lan askanu Sénégal. loolu soo ñan nga koy gis tey ci activistes yi. comme ay Guy Marius Sagna ñooñu tey ñoom mën nañ leen woowee des opposants. mais tey opposition bi nga xam ne ay politique lañ amul kenn koo xam ne tey moo ngi imposé wu di génn di xeex pour njëriñ askan wi. lan lañ fi nekkee toog di wax bu dem élection bu jotee ñu dem élection. buñ leen gañee ñu toogaat seen kër. ñii dañuy noppi ñii génnaat di wax. Sénégalais yi fi ñu toll nii nag ñoom ñoo sonn ci calcul yooyu ñu nekkee. Sénégalais lu ñu soxla mooy lan ku leen di taxawu ku leen di xeexal. ñu ku nekk seen wet di leen xeexal. man nag je lance un appel à tous les opposants parti opposition yi nekk Sénégal yëpp maa ngi leen di lancer un appel. xëy na foofu la ñu daanelee. mooy que ne il faut que ñoom ñi nga xam ne tey ñoom ñoo engagé wu pour nekk ëllëg seen i njiit. ñu teel leen a sentir ne tey jii kat ñoom seen ay préoccupations ñu ñoo koy prendre en compte ñoom ñu leen di xeexal ñoo ngi nekk seen wet di leen xeexal. mooy que ne Sénégal dafa am ay ennemis nos ennemis sont les étrangers yi nga xam ne tey ñoo ñëw di piller suñu suuf si
di nangu suñu suuf si di nangu suñu koom-koom bi. en exemple koom-koom gi ma ne France. suuf si ma ne les ICS et les autres multinationales. loolu nag bu amee opposition bi dañoo war a taxaw vraiment pour jàmmarloo ak ki nga xam ne mooy défendre seen intérêts. parce que dañ ne l'ami de mon ennemi est mon ennemi. te tey gouvernement Macky Sall ñëpp xam nañ ne tey moom saa su nekk dañuy gis ne moom intérêt étranger yi moom da koy défendre. da leen di toppatoo bu baax a baax di jël gendarmerie di leen teg seen wet jël lépp def ko gis ngeen Eiffage. poste boo dem ci Eiffage di nga fa fekk gendarmerie. donc loolu nag bu amee sama gis-gis leen la mooy que ne l'ami de notre ennemi c'est notre ennemi. ñun nag l'ennemi de notre ennemi c'est notre ami. moo tax ñun activistes yi amaana opposition yi ñoom lañ gën a jege. parce que tey ñoom sont les ennemis de notre ennemi. mais nag gisoon na ñu ngi yàq très sincèrement réputation activiste parce que activiste bu njëkk ba bu ñu ko daan wax mooy ce sont des personnes yoo xamante ne même dañu mën nañ dem sax dal opposant bi c'est-à-dire même opposant bi mais léegi activistes yi dañoo bootu de tori et que de passage loolu tax tey damay ndaal benn question boo xamante ne askan bi ñoo koy laaj parce que ñu bëri nañ su ma ñëwee tey ma laaj Ardo ban parti la bokk parce que gis nañu parfois di nga waxee comme si Ardo am na benn appartenance politique Ardo tey ban parti la bokk. waaw Ardo bokkul ci benn parti politique. je répète Ardo Gningue bokkul ci benn parti politique. Ardo yow amoo appartenance politique. amuma benn appartenance politique damay contre sax activistes yi nga xam ne tey dañuy am appartenance politique ndax activiste yow benn parti nga war a am mooy c'est le peuple c'est la population. Ardo yow t'es un bon activiste. non je te dis une chose man lii may nekk nii kafuma ci réewuma ci. aw ma benn parti politique boo xam te Ardo mën nga génn carte Ardo. tu peux dire ici ci 5 TV que ne Ardo amul benn appartenance politique. billahi wallahi wa taalaahi. macha allah Ardo Gningue amul benn parti politique. macha allah yaa ngi dégg. ci loolu nag dama lay wax benn affaire gis nga nit ki sooy xeex pour sa population nit ki population bi ñii ñoo ngi far parti bii ñii ñoo ngi far parti bële ñoo ngi far parti bële ñun dañuy xeex ba ñuy xeex di xeexal ñoo xam ñoo ngi nekk ci parti Macky Sall. raison pour laquelle am appartenance politique waruñu. loolu moo war tey moo tax ma ne la tey man damay revendiquer nekk un activiste 2.0. un activiste d'une nouvelle génération. un activiste d'une nouvelle version. loolu nag bu amee aw yoon may ma benn yoon may nekk di bootu ci ginnaaw benn parti. loolu nag vraiment loolu laa bëggoon leeral ci askanu Sénégal yëpp. alors dañuy jeexalee benn mbir mooy tey yóbbal bi ñuy jeexalee nag mooy da nga koy commencer d'abord par rapport ak opposition bi ba pare balaa ngay ñëw parti au pouvoir mooy que ne tey boo doon wax yóbbal parce que ñëpp gis nañu li opposants yi di doxee fi mu toll nii tey bu fekkoon yow Ardo yow yaa war a modérer yow Ardo yow yaa war a mën a defaraat yow Ardo yow peut-être yow yaa war a mën a jubbanti ana lan nga leen yóbbal pour ñoom ñu am ko comme comportement. waaw message bi may lancé ci opposition bi mooy que ne gis ngeen fi ñu jëm. mooy 3e mandat bi. déjà présent dañ ko war a leeral. mooy que ne parti opposition bi ñoom ñooy taxaw di laaj seen kàddu pour mën a falu. léegi nag ñaari sanction dafa am Macky Sall dafa ne le président Macky Sall dafa ne képp ku toog ci plateau yi ne Macky Sall amul droit 3e mandat mu jël ko dàq ko. loolu la ñuy wan te loolu lay doxee. ñun nag askan wi lu ñu war a def mooy képp koo xam ne tax nga ci plateau yi ne Macky Sall war naa am 3e mandat soo génnee ñu jëflante ko ak yow. man loolu mooy sama gis-gis benn. ñaar opposition bi lu ma leen di ñaax ci lenn la mooy que ne képp koo xamante ni da nga nekk opposant nga yor parti d'opposition mooy que ne il faut que population bi di la sentir déjà maintenant. mais waroon di toog di xaar ba élection pour mën a génn di mobiliser wala ngay manifester di mbubbu askan bi. léegi nag leen am na ñoo ngi jëm ci élection locale te élection locale yooyu opposition bi ñoo ngi leen ci xaar vraiment ngeen wàcc sur le terrain ngeen dem ngeen jéem a gagner le terrain. parce que Sénégal tey 450 communes yi fi nekk bu fekkee ne dañoo bàyyi le régime en place mu gagné 400 communes yi yaakaar naa boobaa mën nañ ne opposition amu fi. mais est-ce que gis nga ne foofu noonu ñu tëjaale est-ce que foofu ne la wala que ça soit muy yow muy man. la jeunesse sénégalaise parce que tey au Sénégal 65% de la population ay ndaw lañ te ndaw ñu gunge rek la ñuy def ñun parti yi demuñu ci déjà activistes yi dañuy wax ne ñoom comme si duñu am parti dañuy toog di kaas rek. toog di kaas paa yi am parti paa yi ñooy am parti ñooy dem dans les instants de prise de décision ñooy nekk ci assemblée ñooy nas ñooy nocci ñooy toog ci pouvoir yi ñooy nekk ministre yi ñooy dawal oto yi ñoo ñuy diriger waat donc ñun jeunes yi est-ce que nekkul ñu leen wax kese lañ moomee. waaw d'accord xam nga kenn ku nekk ak sa rôle. actuellement je parle Ardo Gningue activiste rôle am mooy lan mooy mu taxaw di leen ko kaasal di leen ko xeexal. bu ñu demee ba askan wi ci boppam gis ne carrément comme Tivaouane bi ma dëkk. bu ñu demee ba gis ne ñi fi nekk ñëpp kat Ardo Gningue moom moo leen gën a. ñoom ñooy ñëw ne kat carrément Ardo yoo lañ bëgg nga nekk suñu maire ñun loolu mooy suñu rôle. mais actuellement je parle suñu rôle lenn la mooy que ne taxaw pour xeexal askan wi. nekkuñu fi di leen laaj baat pour nekk seen candidat wala pour lenn mais lan dañuy taxaw pour xeexal leen ba koroog li ñuy xeex ndam am ci. waaye tamit parti au pouvoir bi aussi
am na lu ñu leen war a wax. message bu mu war a sànni mooy que ne le président Macky Sall lu ñu leen di njëkk a wax mooy leen les forces de l'ordre ñun ñoo leen di fay. les forces de l'ordre ay sénégalais lañ. te dañoo fay war a nekk pour l'intérêt des sénégalais. intérêt sénégalais yooyu noonu tey moo tax tey ñu gis ne kat Sénégal tey gendarmerie nationale dafa war a nekk ci côté askan mais warul nekk ci côté impérialiste yi. di défendre seen ay intérêt. loolu de un message bu ñu koy njëkk a lancé deuxième message bu ñu koy lancé mooy lan li nga xam ne moom mooy troisième mandat 2011 am nañ leçon bi ci amoon 13 personnes ñàkk nañ seen bakkan en l'occurrence ñuy jaale famille Mamadou Diop ak ñu ci des ñëpp. ba loolu amee nag ñoom lañ leen fee fal pour lan ñooñu seen ay rongoñ ñu mun koo feral mais faluñu leen pour que ñun ñëwaat en 2024 bëgg ñoo tegaat beneen coono bu ko gën a rëy. bu loolu amee nag moo tax ñu taxaw nag ne kat ñoo ngi leen di ñaan di sàkku ci yéen vraiment ngeen jeexal seen mandat te abal ñu keneen ñëw. moom ngoog c'était le grand monsieur l'activiste ñu gën kaa xam ci tur ki nga xamante ne mooy Ardo Gningue mu nekkoon mbégte bu rëy tey ñu ndaw ak moom fii nga xamante ne mooy 5 TV à la télé au quotidien des Sénégalais mu nekk nekk ndaw bu am pas-pas ndaw boo xamante ne tey ku ne gis na ne képp koo xamante ne amoo woon defe naa loola leer ci par rapport ak Ardo ak ñi nga xamante ne ñooy gendarmerie nationale tey defe naa ponk yooyu leer na waaye ñëpp xam nañ ne lan mooy taxawaayam en tant que activiste ci par rapport ak actualité sénégalaise mooy li nga xamante ne moo gën a fës ci tey ci biir réew mi tey mu doon loo xamante ne waxtaanee nañ ko it mu gën see indi yaatalam que ça soit muy ko jéegi que ça soit muy ñi nga xamante ne ñoo nekk parti au pouvoir parce qu'en réalité quand on parle des activistes man damay faral di wax ne sax bu nit ñi di bootu dem leen nekk activiste parce que tey benn yëf la boo xamante ne boo ko defee ak gëm-gëm boo ko defee ak passion dina doon loo xamante ne amaana mun na sukkali waaye mun na résoudre équation yi nga xamante ne moom la ñu amoon Ardo ñu nekk suñu jeexantal li nga xamante ne moo nekkoon suñu émission tey ci biir 5 TV alors tey boo doon tàggatoo ak askan bi la lay jox. wax naa di leen sant di leen gërëm di sant waa 5 TV yëpp. 5 TV yëpp. di leen xamal ne vraiment donc seen teewaay fii nekk na lu am solo. te liñ fi wax ñoo ngi ñaan aussi mu jëriñ askan wi. donc di nuyu sama waa dëkk waa Tivaouane. di nuyu sénégalais yëpp. di leen jaajëfal encore une fois di leen xamal leen ñun lenn lañ gëm. defe naa participer nga si jumaa ji. waaw participer naa si. macha allah waaw ñun leen lañ gëm mooy que ne seule la lutte libère. seule la lutte libère seule la lutte libère. comme le disait notre leader Thomas Sankara. Seule la lutte libère, sur ce on va vous libérer et sur cette liberté que tu auras on va chanter pour toi que yàlla mu suturaal la sagal la gën laa kattanal gën laa dooleel may la waaye noonu it lañ koy ñaane képp koo xamante ne da ngay doomu réew mi yaa xam nga nekk biir réew maa nga nekk bitim réew mu nekkoon seen xarit seen soppe Serigne Mouhamadou Moustapha Sy plus connu sous le nom de coach Taflo di leen jox dig daje ci beneen numéro ñu fexewaat it dem toog waxtaan ak keneen koo xamante ne day doon naanaanu réew bi defe naa lépp loo xamante ne day lu lëndëm lu ngeen bëgg a xam gën ko yaatal dina leer incha allah ci biir 5 TV rendez-vous à très bientôt incha allah salaamaaleykum wa rahmatullah